سبحانه يعلم كل ما خفي فاجتنب الإثم الجلي والخفي فكان ذا النظم على بحر الرجز ملتمسا فيه سدادا من عوز لعل فيه للنبي تبصره والله نسأل الهدى والمغفرة والعون والتوفيق والإخلاص والتوبة النصوح والخلاص سبحانه يعلم كل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى عليهم وعلى إمامهم وأفضلهم سيدي وحبيبي أبي القاسم محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه المهتدين mbokk yi jàkkaarloo ñun asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. ñëwaat nañ tey jii ci jataayu gëstu bi ngeen tàmm am ak kaddu diine ji di ko amee fii ci 2STV bi tey jii tam kaddu gi ñëw di taxawee benn tànk ci ñaari tànkam yi te mooy tànku débat yi mu nekk tànk boo xam ne tey mi ngi ciy taxaw ànd ak ustaas bu mag al amirul muminin al ustaas al imam Ahmed Dia wax dëgg yàlla naqari wala présenté doomu soxna la doomu daara la ndax am na ñuy bañ doomu soxna ji ndax nee nañ lu tax arabisa yi bëgg a jàpp ne ñoom rek ñooy doomu soxna kon doomu daara la joo xam ne ba jàng jotee fas na jom jàng ba yàlla xéewal ko li mu xam ko nangu ko bokk ak julli yi dundam gi yëpp kon ci jàng ak jàngale la ko passé am na juróomi at yoo xam ne moo jiite mbooloo mu ñuy tuddee jamaatu Ibaadu Rahmaan juróomi at jiite na ko fii ñu toll nii tembe moo topp ci ki ko jiite kon al imam Ahmed Dia asalaamaaleykum waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh imaamul aimma de imaam yow yaay suñu imaam yaa jiite mbooloom imaam yi ñu ngi lay nuyu di la wàccee sa wàccuwaay ñaan yàlla subhanahu wa taala yàlla gën laa dooleel ndax sa dund yëpp yaa ngi ko def ci service su jullit ñi di nuyu ki nga xam ne moom nga ma booleel te ma bëgg ku ma booleeg moom lool di sama rakk joo xam ne naw naa ko lool di ko seetaan toujours di ko ñaanal yàlla di Mouhamadul Amin di nuyu téléspectateurs yi bu baax di leen ñaanal yàlla subhanahu wa taala di nuyu waa kër gi borom 2STV di ñaan yàlla subhanahu wa taala bés bu nekk yàlla na kër gi gën développé bés bu nekk yàlla na mbir yi gën a avancé incha allah kon mbokk yi ñu yemandi foofu su ko defee message bi nag ki ma ci tàmm àndal di sama jarbaat di seen xarit di seen soppe al imam Ahmed wala Mouhamed Alhaaji Mouhamed Lamine Dramé. Mouhamed Lamine salaamaaleykum. aleykum salaam wa rahmatullah. imam Dame ñu ngi ziare bu baax a baax di am mbégte dajeeg suñu kilifa bu mag gi Cheikh Ahmed Dia waaye dama jógee fan yi Saalum. daanaka di ko dagg kër ma jibeel waa Kunguna. kër Yero Xajoor. kër ma baawa macha allah dëkk yëpp dañu dajee suñu dëkk mais daanaka ku ma gis rek yow la muy jëkk laaj est-ce que kon bu ñu ma seetaanee tey maa ngi ne leen wér na seen yóbbante jottali naa ko imam Dame d'accord incha allah li ngay def ñu ngi koy rafetlu bu baax a baax a baax yaa ngi leen di wan fi ñuy teg seen tànk alhamdulilah ñoo ko bokk yàlla nañu yàlla boole ba fay imam Ahmed Dia fan yi ñu génne ñu ngi nii di door a génn ci jaamu yàlla gu mag gu ñu tuddee tabaski yàlla dogal na ni mbir yi tëddee fii ci Sénégal bu tabaski jotee bis bu ñu julli tabaski njiitu réew mi day dem jullee ji ci grande mosquée. loolu mooy aada daanaka ci dëkk bi. ñaare bu jullee ba sottal itam. bala moo jóge foofu dana wax ay kaddu. ren ji kaddu yom fa yëkkati bokk na ci mu ñaxtu mën nañ ko tuddee loolu. ñaxtu ci ni julli di demee fii ci Sénégal en tant que njiitu réew. mu jàpp ne bu fekkoon ne réussir nañ di ko defandoo dana ko doon noppal mu wax woote ci waaye ren daf ci tudd ay tur daa dem ba àgg ci tudd ay mbooloo tudd lu mel ni jamaatu Ibaadu Rahmaan tudd lu mel ni alfalaax wax ne war nañu nu mën a bokk ci waxtaan yi léegi yéen julli yu bëri ci Sénégal lu ngeen ci def ba tax ñu leen di woo ba lañ lu leen ci boole ci julli yu bëri ba tax ñu leen ci woo waaw alhamdulilah wasalaatu wasalaamu ala mawlana rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala Oustaz Dame jërëjëf
li nga wax noonu la ñun ñëpp ñoo ko déggandoo ñun ñëpp ñoo ko gisandoo njiitu réew mi bi mu jullee tabaski ba pare ci discours am wane na naxaram ci li xewati muy sénégalais yi bañ a julleendoo xam naa ne sénégalais yi bañ a julleendoo naxadi na ko mais li àddina bi yëpp julli ba mu des Sénégal aussi xam naa yëg na tuuti kersa ci ni nga xam noonu la ñuy doxalee ci suñu réew mi ba mu tax mu ne moom bu doon sagam lii ñu réglé ko léegi nag bi muy wax ne ni mu jàpp ne nañ koy réglé mooy nañ fexe ñu toog def benn état généraux mooy waxtaanee mbir mi borom xam-xam yi waxtaan si mun ci proposer dara ndax Sénégal génn ci li nga xam ne ci lañ nekk ci ay wuute bi mu koy wax nag tudd na këru diine yi waaye mu defaale koo xam ne gisu fàttaliku ma ñi ko jiitu ko ci def mooy association islamique yi nga xam ne doomu daara yi nga xam ne sëriñ yi ñoo leen jàngaloon ñoom ñoo ci nekk di seen i jarbaat ak seen i doom mu tudd leen tudd ci ñaar mais damay fàttali Oustaz Dame bi mu tuddee ñaar yi def ci boole ne ak ñeneen ñu mel ni ñoom ñu ngi fi kon mel na ni loolu ci misaal rek la waaye ñëpp la tudd mboolem islam ñëpp la tudd kon ñëpp la affaire bi war a concerner kon ñun li ñuy def lu dul rafetlu ko rafetlu boole bi mu ci boole mboolem lislaam yi parce que lii diine lislaam tey ñaari wàll yooyu ñoo ko ngan ko wax dëgg yàlla waaw mooy sëriñ si nga xam ne ñoom ñoo yore daara yi yor tariqa suufiye yi ak association islamique yi nga xam ne ñoom ñoo dajale ay mbooloo ñoom ñaari entité yooyu ñoom ñoo ko yore ñaari entité yooyu nag bu ñu booloo woon bu ñu yàlla dimbaloon ba ñu booloo bokk ci mbir mi waxtaan ci ba déggoo ci solution dana am loolu la président gis moo tax mu woote ko ñun nag ñu rafet lu woote bi lool jàpp ne courage la jàpp ne yëg sa responsabilité la ci réew mi parce que réew moo xam ne jullit ñi ëpp nañu 95% ñu ngi wax 97 nga jiite leen seeni pas-pas ak seeni diine mun loo ko ignorer mun loo ne sama yoon nekku ci kon parce que boo waxee sa yoon nekku ci am na fu mu yegg sa yoon dana ci nekk bu ñu demee ba tojante ci ay bopp bu ñu demee ba lu xaw bu ëppee di nga ci dugg par la force parce que yow laay responsable kon balaa ñu yegg foofu comme ni ñu koy waxee fagaru moo gën faju kon ci cadre boobu lañ jàpp ne la ñu rafetloo loolu am na solo dinaa dellu si ci wax jo dinaa damay laaj Mouhamed Lamine moom nan la dégg wax jooju sortie bi njiitu réew mi def waaw man sortie bi jàng naa ci ñaari mbir mooy bi ci njëkk mooy président de la république yittewoo boo xam ne mu ngi yittewoo diine ci di bàyyi xel yëpp parce que tamit bu ñu waxante dëgg moom bi mu yégee ba léegi ñu bari si ñi nga xam ne bokkuñ ci tarixa yi dañu yëg ne da leen betti dafa am aspect politique parce que yenn genre déclaration yi mu doon def ñii dañu yëgoon ne bokkatuñu moom boolewu leen parce que toujours day wax ne day mel ni dafa faral tarixa yi ñu bokkul ci tarixa yi dañuy gis ne da leen betti mais léegi lii déclaration bi dafa côté boobu moom lañ ciy njëkk a jàng ñoom ñëpp dañu yëg ne léegi président li mu wax dañ ci kontaan parce que yëg boole na leen ci Sénégalais yi xam ne ne kenn ëppalewu leen fi kenn mënu fee fas dara te bokkuñu lu jëm ci diine aspect boobu dafa am solo jàpp naa ne aussi lu am solo la mooy kuréel yi nga xam ne ñoo ŋànk diine ji ñu bañ a xeebante waaw même bu dee benn kuréel boo xam ne fukki nit a koo tënk te diine tax leen jóg rek nañ leen laaj seen xalaat nañu joxe seen xalaat parce que finalement affaire bi seet dëgg la dëgg mbooloo mën na ko for mbooloo mën nañ dem réeree dëgg benn nit yàlla barkeel ko mu for dëgg la kon ñëpp dañ ci war a boole donc aspect politique boobu mu def bu am solo la beneen bi aussi Sénégal dañuy faral di wax naan dëkk bi dëkku laïc la nguur gi yoonam nekkul ci diine ji moom laa yàgg a wax ne loolu du dëgg Sénégal nguur gi moo yor diine ji parce que événement yi ñu am yëpp nguur a koy organiser mooy génnee budget bi daanaka sax réew mi yëpp ay cotiser jox état na ko yóbbul ñu Touba. ñooy cotiser na ko yóbbul ñu Tivaouane cotiser na ko yóbbul ñu Popenguine kon loolu par force ñu waxtaanee mbiri diine ci léegi nag comme ni ko imam Ahmed waxee ñaar ñoo fi nekk ñi nga xam ne ñu ngi ci tariqa suufiya yi
daanaka mën nga wax ne ñaar téeméeri at yi jàll ci histoire du Sénégal. tariqa suufiye yi ñoo fi doole. dëgg ba tey ñoo tas l'islam. boo xoolee la ko jiitu boobu l'islam ni mu doon doxee Sénégal depuis mu dugg fii ci war a jaabi Njaay ba yegsi ci almaami Abdul Qadir Kan dox bi doonul woon tariqa. ñaari histoire yooyu nag ci histoire du Sénégal ku xam réew mi ñaar yooyu ngay boole. dëgg kon Sénégal dafa am tànk boo xam ne ci wàllu l'islam day dox ci tariqa. am boo xam ne doxul ci tariqa. léegi ñaar yooyu ne boo leen boole association islamique ak tariqa suufiye yi ci lépp l'islam tey ñoom ñoo war a toog waxtaanee ko état bi jàppale leen. ñu def ko parce que réew yu ñu wër yëpp association islamique yi ak tariqa suufiye yi ñoo nekk benn ci seen weer. dañuy dem ba dëppoo leen wax état bi ni ko lii lañ dëppoo état bi wóyee. loolu président ci la dellu si def naa lu am solo. voilà léegi am na benn parenthèse rek mu bëgg a wuy foofu xam naa dañ ci dellu saat parce que mun nañ ci bañ a dëppoo mooy séddale ñiy yëngu ci diine Sénégal diggante tarixa ak association man rafetlu ma ko parce que am na ñu nekk ci association am tarixa man dama jàpp ne tuddewoon ko sëriñ si ak association yi. waaw parce que sëriñ si bon mooy li yenn borom xam yu tuddee tariqatu xizbullah ak tariqatu xizb. c'est-à-dire dafa l'islam naka jekk ni muy doxee dafa am forme boo xam ne forme sëriñ la mooy benn nit mooy jiitu ànd ak taalibe am forme association. loolu moo mas a am. mais bu ñu ko séddalee diggante association ak tariqa yi dafa mel ni ñu bokk ci association amuñ tariqa te loolu demul noonu. am na ñu nekk ci association yi te am tariqa donc loolu benn parenthèse la bëgg moom mu nekk débat. bu fekkee jar nañu dellu si dañ ci dellu si. waaw léegi Imam Ahmed Dia léegi est-ce que li président def doy na est-ce que déclaration rek doy na parce que yëguma mu wax bon xam parce que man dégguma ko nit ñi ñoo ma ko nekk yaa ngeen baal ma xam naa loolu tam jaaduwul parce que ku toll ni jiitu réew def déclaration te nga bokk ci réew mi te dégguloo li mu wax waaye man dégguma li mu wax mais est-ce que teg na ci beneen junju ne am na action yu muy def après wala dafa wax loolu rek noppi su dee loolu rek la wax noppi léegi est-ce que loolu tey alhamdulilah yaakaar naa Oustaz Dame li nga wax lu am solo la parce que man déglu naa ko bi mu waxee nécessité ñu dajee waxtaan lim ci teg mooy mbir mi bu fekkoon ne nguur mun na ko régler da doon jël décret rek régler ko waaye xam na ne bu ko defoon mun naa am ay ñaxtu yoo xam ne finalement du xam fan la koy layee bon loolu la wax loolu la ci teg loolu nga ma laaj. waaw man bi mu ko waxee sama xel li mu indi mooy loolu lu muy jéem daw la mais mënu ci mucc wax nga ko léegi historiquement maa ngi fàttali ne bi fi colonialiste yi nekkee yor Afrique de l'Ouest ñaata yoon la Sénégal julli ci gis bi ñu gis weer Jandeer gis bi ñu weer Algérie temps boobu ñoom ñooy gis ñu def décret ñu génne amul ñaari julli amul ñetti julli benn julli la woon gannaaw loolu aussi suñu sëriñ su baax si passé néew na li Sénégal di am ñaari julli parce que am na ñu ci taxawoon kon maa ngi fàttaliku aussi balaa commission bi fi nekk di am ministère de l'intérieur fa lañ doon centraliser lépp sous-préfet yi ku gis ci sa sous-préfecture sous-préfet nga koy wax muy law di yegg si ministère de l'intérieur ñu centraliser ko fa ne léegi mbir ma weer bi feeñ na béréb sàngam kon état def ci mos a def loxoom kon ma jàpp ne bu ci état deful loxoom moom su yee ba ñu bañ a commencer parce que même bu ñu fi defaatee bu fi keneen defaatee leneen aussi li nga xam ne moo dal commission bi moo koy dalaat rek kon man li ma jàpp mooy effectivement yokk na ci loolu mais loolu moo ci sama position. en tout cas gunge pas la boo xam ne bu am solo la. te itamit mën na sax nekk yeddaange. ci nit ñi nga xam ne ñooy saytu diine bi effectivement ñuy dem ba président de la république di def déclaration ci lu mel nii te problème bi c'est-à-dire que problème dafa posé wu tey damay xelaat rek fan yi ma ne pourtant man bu may gis ñi gën a mën mazhab imam Malik ci réew mi tey dama ci boole docteur Abdoulaye Lam moom da koy wax toujours na ana Malik yi te moo jiite jamaatu Ibadu Rahman dëgg la imam xoolal kooku moo jiite association bi gën a siiw ci association islamique yi jamaatu Ibadu Rahman huwa Maliki madhaban ñi gën a maîtriser madhab Malik mën naa wax ne moom la ak Abdoul Ahad Sani ci ñi ma xam mais kooku
te ñun Sénégal kullu turuq suufiya yantamuna ila al-madhhab al-maliki mais problème bi réglé na donc loolu bu ñu jël réglé wul bu fekk est-ce que léegi problème bi ñàkk a tënk ci mazhab Malik ko jur kon tënkootuñ ci mazhab waaw on va voir waaw léegi buñ ci tënkuwul dañu wax li ñuy wax li ñu doon lan la quoi ñu assumé ko ne léegi ñun tënkootuñ ci mazhab Malik wala mazhab bi daa am lu ñu ciy jël lu ñu ciy bàyyi wa ala kulli xaal président de la république voilà foofu la dafa am benn année mu invité ñu ndog ci palais keroog kilifa yëpp ngi teew ñuy waxtaan wax xalaat bi rafet kenn fa ma ne lii rek bu ko defoon tey thème bii ñuy waxtaan buñ ci boole woon weer wi rek ci kanam président mën nañ fi créer commission boo xam ne gannaaw ëllëg mën na leen yóbbu ci benn hôtel benn séminaire Touba yeble Tivaouane yeble association islamique yi yeble borom yi xam-xam yi toog président bi gunge leen problème bi rek leen kon dañ koy ñaan bu mu yem ci déclaration bi mais ñi koy conseillé ci wàllu diine ji nañ ko wax nag na woote bés boobu ni muy wootee dialogue national na ko def ci weer bi loolu bu ko defee dina defal Sénégal loo xam ne du ko fàtte te bu ko defee dina réussir parce que ñëpp bëgg solution léegi c'est waaw alhamdulilah li wax am na solo mais mën naa jar na waxtaane waat waaw c'est-à-dire léegi njiitu réew mi comme li nga wax ni moom la daane la waxam keroog ne mënoon na régler problème bi ak décret waaye xam na ne mën na bañ a efficace wax na dëgg mbir mi dafa sensible du mbir mu yomb donc régler ko ak décret kese mënu ko cee génne parce que sénégalais yi itam ñu dëgër bopp lañ surtout bu ajoo si wàllu diine waaye mën na ko régler par ñi mu concerné man dama jàpp ne moom war na mën a laaj ñi ngànk diine ci Sénégal ne leen nañ ko jox kuréel boo xam ne ñooy wax kañ lay julli ak ñoom bàyyi la ñu daje seen daje parce que loolu moom am na ci droit am na ci plein droit parce que affaire bi ñàkk a bokk julli gi dafa am impact ci économie réew mi impact ci société ci diine bi société bi nekkinu sécurité jàmmu dëkk bi bokk julli ak ñàkk booli bokk julli daf ciy jeexital économie réew mi waxi noppi kon moom am na droit en tant que njiitu réew mu ne yéen man kat bu ma dugg ci seen mbir parce que man état laïque laa yor réew mi ñëpp lépp ma concerné waaye mbir bu ne ña ko ŋànk laa koy bàyyee proposé leen yéen ñëpp proposé leen ma kuréel boo xam ne ñoo may wax ban bis la ñuy woor ak ban bis la ñuy woor rek ma mën a décréter ay fête loolu am na ci droit te su ko waxee su ko sanaa ñu def ko su boobaa ñoom seen bopp ñooy jël initiative daje jël ko aussi xam nga parce que li am ba léegi loolu amagul ba léegi bon commission bi fi amoon mooy bi nga wax boobu officiel bi mooy bi nekkoon intérieur boobu état bee ko moom mais dafa dem bañ weddi ko Sénégal weddi ko bu mënatul joxee ndigal ñu def ko loolu moo jur bu bees bi initiative privée la il faut Sénégal yi comprendre loolu initiative privée la dafa fekk ne comme dara nekk foon bi ñu demee RTS ñu jox leen ay locaux di leen dugg waaye c'est privé donc loolu mënut a régler problème du Sénégal donc loolu rek laa bëggoon wax léegi yow yéen en tant que kàddu ga bi est-ce que yéen a ngi waajal li topp ci loolu est-ce que yéen a ngi koy waajal waaw man de yaakaar naa ne li nga xam ne moom la Mouhamed Lamine wax moom mooy sama xalaat tey président dafa war a weesu appel bi rek mu décider gunge bi nag mooy man dama jàpp ne daam li nga wax léegi mun naa nekk mais lu jafe la mu réussir bu ñu bàyyi nii seen bopp c'est-à-dire que tey président bu waxoon nañ ko def bu ko jamaati ba raxmaan wootee man awma sikki saka dina am ñu ñëw mais dina am ñu ñëwul keneen aussi bu ko wootee dina am ñu ñëw na nekk nitu diine na nekk association mais moom ci boppam en tant que njiitu réew bu wootee ne léegi dama bëgg entité yëpp ñi nga xam ne ñooy composé Sénégal ci këru diine yi ak ci association islamique yi nañ ma jox ay nit ñi sax ñu defal leen ay muwaasafaat ñoo xam ne xam nañ dara ci mbir mi ma dajale leen fenn man maa koy financé na nekk Grand Théâtre na nekk feneen ñu daje fa buñ fa dajee ñu étudier question bi ñiñ fay dajale ay borom xam-xam la ñuy doon ñu xam ñu sélectionné la ñuy doon loolu ñi yónnee yëpp ñu xamal leen ko na nga yónnee seeni borom xam-xam benn wala ñaar ñu dajee buñ dajee bu ñu étudier li ñuy étudier ba pare def seeni proposition yi ñu def proposé ba pare proposition yooyu dafay engagé état bi président jël proposition yooyu nga xam ne moom moo engagé état bi
daje boobu aussi dana génn ci benn commission boo xam ne état bi da koy reconnaître nga xam ne kon état bi léegi moom lay liggéeyal na nekk directement ak présidence comme ni ko ñu di amee wala mu nekk directement ak ministère de l'intérieur nga xam ne commission boobu lay Sénégal yi di déglu bu ñëwee nee na du def décret mais xëy na li mu bëgg a wax ni mun naa bañ a nekk décret commission boobu bu génnee ne weer wi président lii la ñu gis ci weer bi président nag mooy def déclaration ne léegi incha allah commission ba lii la gis kon suba mooy julli wala suba la ñuy koor wala lu mel noonu. c'est ça man yaakaar naa loolu bu ñu ko amee. je pense que ce serait une très bonne chose. ñoo presque ñoo bokk li wax xëy na yow da nga modalité bi ñuy réaliser affaire boobu man dama wax ne état njiitu réew mi dafa am droit ci demander communauté jullit yi. ñu régler problème boobu. exactement daf ci am droit. léegi nag nañ koy régler mën na lay ci jàppale. voilà su fekkee moom moo laaj. mu ne d'abord dama bëgg ngeen jox ma kuréel boo xam ne yéen lay représenté yéen ñëpp. nga xam ne suñu ma nee tey bis julli suba la wala tey la ma jël ko. léegi nag danaa leen jàppale ci taxawal kuréel boobu. voilà loolu mën na ne loolu mën na nekk. est-ce que noonu nga gisee woon noonu. loolu sax moo war a nekk parce que ni ko Imam Ahmed Dia waxee xam nga dafa am benn année ñu nekk màggalu Touba xaw ma yaa ngi koy fàttaliku wala déet. mooy jotaay Rawdu Rayaahin di organiser. mais foofu boo demee association islamique yëpp a nga fa. daanaka lu dul benn courant bu benn ci association islamique moo fa teewul. mais al aghlabiya saaxiqa min al harakat islamiyya dafay teew. léegi keroog wax nga ne fii nii daanaka conseil supérieur islamique la. bu ñu fi tënkoon dara day jàll. c'est ça day représenter sénégalais yi. te loolu ndaje moomu tuuba c'est-à-dire que outils yi ñu am pour utiliser ko day baax. gis nga loolu boo demee foofu ci kër sëñ Touba gi foofu bu ñu fa dajee doo xamee tarix ak kudul tarix jullit yéeg ñëpp association islamique yi ñooy bokk ndey bokk baay kon problème bi yooyu yëpp bu ñu ko utiliser président jàppale ñu woote parce que woote moom ku mu woo di nga ko wuyu ji. dëgg la waaw ku mu woo di nga ko wuyu ji loolu te dalaa war nga wuyu ji ko bu la woowee moom loolu c'est-à-dire que li muy liggéeyal l'islam actuellement ñu bari si jullit ñi di ko rafetlu. en toute sincérité ci taxawu jumaa yi fekk jumaa yu daanu yoo xam ne kenn xoolal jumaa ji mu defar géejawaay ak yeneen ak ni muy jàppale yenn këru diine yi ba kokki gis nga keroog sëñ Moustapha Wayal c'est-à-dire mu ngi def action yoo xam ne nga ànd ak moom nga bañ a ànd ak moom da nga koy rafetlu yu rafet yooyu muy def ne ci boole bii parce que bii dafa am doole lool ci jëmmal bennook sénégalais yi dafa am doole lool ci jëmmal bennook jullitu sénégalais yi moom bu leen woowee dinañ ko wuyu ji te ay jullit bu ñu toogee naan la woo ñu juboo woo ñu pour ñu régler problème bi ngay njiitu réew mi war nga leen woo parce que moom dong mën a woo nit ñi ñëpp wuy ji tey bu ñu woowoon amul benn courant buy tardé moo xam courant ixwaani la wala salafi la wala tablixi la wala suufi ñëpp wala chii yi ñëpp dinañ ko wuyu ji kon na woote c'est ça na woote loolu am solo Imam Ahmed donc point boobu moom daanaka xaw naa leer moo di ne njiitu réew mi am na responsabilité bu rëy ci lii xew Sénégal ba léegi te mooy ñàkk mën a bokk julleendoo gi loolu benn niveau la ñàkk a bokk julleendoo gi adduna bi beneen niveau la dañ ci ñëwaat léegi su ko defee moom am na ci responsabilité te mën na ko régler donc na ci def li man pour régler ko parce que ñëpp ci am intérêt moom am na ci intérêt waaye ñun tam am nañ ci intérêt léegi pour anticiper bu ñu demoon ba loolu mën a nekk ñu war a toog waxtaane waat mbirum réew mi pour que yombalal jullit yi ñu bokk jaamu yàlla gu rëy googu ci biir réew mi ak ci biti réew léegi li may laaj mooy est-ce que problème bi Sénégal am ci mbir weer problème fiqh la wala problème d'autorité la c'est-à-dire li ma bëgg a wax mooy man li ma xam mooy mbiru weer wi ñaari école laa ci xam ñaari école laa ci xam soo jëlee kàddu bu fekkee am na beneen école nga wax ma ko benn école bi mooy école bi jàpp ne yonent bi mu ne suumoo li ru'yati julliti àdduna bi yëpp la waxal donc foofu weeri feeñee ci àdduna bi jullit yëpp la concerné foofu jullit nekk ci àdduna bi concerné am na école bu gëm loolu wutal ko ay layam am na école boo xam ne dafa ne déedéet du jullit yëpp ñoom la gisu ñëpp concerné waaye gox bu nekk ak gisam kon tam boobu tam am na loolu tam appliqué nañ ko Sénégal ba tey mooy goxu Afrique bi féete feew sow jant même bi fi colon yi nekkee wax naa ko keroog sama émission bi ne malheureusement ñun li ñu colon yi jàppale ci diine ji suñu indépendance bi jàppale ko suñu diine ji
c'est triste parce que taawu tubaab yi taawu kolo yi amoon na autorité boo xam ne moo ñu jàppale woon ci nekk benn ci julli yi ñu bëri nettali nañ ko fi ne lañ ko nettali ne bu masaana gouverneur général moom moo daan jox ordre sous régional bi yëpp ñi nekk ci Afrique de l'Ouest fii ba ni Sender baatu Sender boobu Sender bi bëri na ku dégg baatu Sender korité ak koor a tax xam naa ñoom ñu mënoon seentu weer lañ fu mu fi mas a feeñ wax nañ ne sëñ Babacar Sy xam naa boobu mooy porte-parole julli yi peut-être moom la ñuy woo wax ko mu daal di koy yëgal ko ñu julli Afrique de l'Ouest yëpp donc colon yi bi ñu ñëw Sénégal Sénégalais yi dañ ko xamal ne ko fii ci sowu jant ñoo bokk seenu ñun waa sowu jant ñoo bokk seenu jàppale ñu ci fu fi weeri feeñee nga yëgal ñu ko ndax yaa mooy tubaab yi nangu lool di ko def léegi man boobu ñaari école yi laa xam mais dafa mel ni école bi Sénégal bëgg a appliquer léegi mooy école boo xam ne frontière Sénégal yi donc ngay gisee weer wala duñ julli léegi boobu école moom mooy ban fu ngeen boobu école alhamdulilah jazakumullahu xayran école Sénégal kese moom yaakaar naa ne amul parce que bi commission bi tubaab yooyu ngay wax bi ñëwee fekk fi état fekk ñu fi état Sénégal rek temps boobu li ñu fi fekk mooy loo xam ne boole na Sénégal ak Mali ak Mauritanie ak Gambie ak yooyu yëpp ñoo nekk doon mu xawoon sax dem ba ñu am benn république islamique ci temps Cheikh Omar mais bu ñu ñëwee seen ñëw bi moom moo damm kii boobu mais benn état la woon kon ñoom ñoo ñëw nag pour gën a mën a maîtriser gën ñoo mën a coloniser ñu seet la ñu def ay pàcc loolu nag boo bëggee yow pàcc bi ñu la jox moo tax sax dër bu ñu jullee nga bëgg a wax ne ci ngay yem et puis même loolu sax Sénégal ci boppam dafa am problème man déglu naa fi ay at yoo xam ñaari at yoo xam ne am na ñuy yëkkati seen kàddu naan mbaa weer moom xanaa Podor rek lañ koy gis parce que ay yoon yu bari Podor lay jóge gis nga affaire ay problème mu askan a ngi bëgg a ñëw mu ne ay problème Sénégal yi seen bopp dañu am seen problème seen biir moom ci biir réew mi am gox yu gis yeneen gox duñ julli kon mbir mi problème mu texte la yoo xam ne heureusement ñëpp a ko jàng Laxdari yi ñëpp a ko jàngandoo Asmaa yi ñëpp a ko jàngandoo Risaala ñëpp a ko jàngandoo Xaliil ñëpp a ko jàngandoo li fa nekk ñëpp a ko gëmandoo ak tariqa boo jël alxuraan suñu alxuraan ñoo ko bokk sunna yonent bi ñoo ko bokk loolu mooy référentiel bi nga xam ne commission bu toogoon c'est-à-dire man dama bëgg yaakaar ne liñ bëgg a lijjanti fi commission boobu war a toog moo ko war a lijjanti ñooñu buñ dajee ñoom ñoo war a génnee nag argument yi nga xam ne ñoo koy joxante ba mun a déggoo ci dara waaw d'accord mais léegi li may bañ c'est-à-dire li nga wax dëgg la mais damay bañ ñu départ bu baaxul parce que départ bu baaxul booy départ ci principe bu amut c'est-à-dire principe bu frontière c'est-à-dire Sénégal dafa diine Sénégal am diine boppam am weeru kooru boppam am tabaski boppam parce que loolu tendance la boo xam ne ñu ngi koy cultiver ci Sénégal ñu ngi koy waaw ñaari affaire boo xam ne ñaari affaire moom yow mi dañ ci war a génn bu bëggee avancer benn bi mooy Sénégal rek beneen bi mooy commission buy lem ay kaakeem 9h 10h man damay suivre région bi Mauritanie Mali bu ci nekk dañ ne commission baa ngi daje damay itam ñu ne ma commission baa ngi génn guddi ba minuit ba 1h du matin ba 2h du matin commission bi doo ko génn ne nangam am loolu moo jaar mais 10h nga dem ñeneen bëgg laa jot kenn mënu laa jot bu ñu waxee nga ne tëj nañ loolu kenn xamul lan lay nut bon donc yooyu yëpp dañ ko war a tegaat ci table bi discuter ci. yow fiq boobu fiqu Sénégal dong. léegi moom ni ñu koy layee. non xam nga man wax dëgg yàlla jàpp ma ne mbir mi mbiru fiq la actuellement. problème bi du mbiru fiq parce que ñun ñëpp ci mazhabu Malik la ñu nekk. ñu ëpp ci ñun. waaw ci weer wi moom. ñun ñëpp ci mazhab Malik lañ ne. waaw même ñi nga xam ne du ñu tënku ci mazhab sax adopté nañ gisu Malik bi ci weer wi fii ci Sénégal. kon Sénégalais yëpp fii ñëpp ci mazhab Malik gisuñu mazhab Malik ci weer wi doy na leen. moo xam suufi nga moo xam. xaraka islami yi nga bokk. kon léegi problème bi ñun ci suñu bopp ñoo war a waxtaan li ñu diine ji digal ci uxuwal islamiye ñu jëm ko appliquer. xaw ma yaa ko nettali benn bis xaw ma Senghor dafa woo fii ay kilifa diine sëñ Abdou ak sëriñu Canaba ba xaw ma sëñ Abdou ak sëñ Fallou. bi sëñ Fallou ñëwee ci Senghor ne ko ndax Abdou yegsi na mun na ko waaw mun na ko waxtaan ngeen mun na ko waaw mun na ko lam wax rek loolu laa wax. waaw ma tey ajjuma la damay julli jumaa jotu la wàcc si oto bi. ne ko la ngeen lam wax rek loolu laa wax. c'est-à-dire confiance boobu. loolu moom la ñu war a jëmmaltee ci suñu biir. te man dama jàpp ne tey actuellement ku ñorul rek ku yeewuwul rek
ku xamul fi àddina toll rek mooy sukkandiku ci doole boppam mooy sukkandiku ci mbooloom boppam. àddina bi actuellement benn tarixa du ko doxal benn association du ko doxal benn idéologie du ko doxal coalition rek moo mën a am ci àddina partout. waxuma la ak nag benn réew ci domaine yëpp. tey fii ñu toll nii suñu ndam ñun Sénégal am na fu ñuy séntu ci àddina bi ni réew mi bindoo la keroog bi égyptiens yi ñëwee fii nii seen ilimaanu Azhar yi imam Dame daf leen wax ne leen yéen tey ñoo leen war a jàngal lu aju ci démocratie parce que yéen da ngeen am problème tey wasatiya mafhumul wasatiya ñun ñoo leen ko war a jàngal parce que lu naturel la ci ñun mais Sénégal dafa am lu bëree bëri lu mu war a jox àddina bi dafa war a am nag li ñuy war a jox àddina bi détails yi tax àddina bi di ñu xeeb nga xam ne Côte d'Ivoire Mali Gambie bu ñu gisee aalim Sénégal yi dañ koy teg ca kaw fonk ñu jox ñu cër mais wuutee yu tax yi ni xiyaade bi ñu amoon diiniya bi yii dafay wàññeeku parce que ñoom bu ñu jàngee ñu raw leen wala ñu jàngal leen wala ba ñuy bokk ak sénégalais yi di jàng sénégalais yee leen raw fuuf ñoom ñuy sukkandiku ci mazhab bi di sukkandiku ci texte yow bu ñu la laajee loo wax anta shaadh anil aalam anil muslimina shuzuz boobu noonu xanaa ñoom loolu xanaa tiitalu leen shaadh ak shuzuz xatir innama yakulu dhibu min al ghanam al qaasiya même bu fekkoon ne yenn fuqahaa yi sax dañuy dem a dem ba wax ne jamaahirul muslimina 99% bu ñu gisee idée yàlla ñoom la àndal aalam bi yëpp julleendoo benn bés ñun ñu julli benn bés loolu dama ne boo koy jéem a layal di nga lay ba sonn de di nga lay ba sonn waaye pour nga génneel ko foo ko teg du yomb yàlla nag moo xam ki yor dëgg waaye loolu du taaral suñu réew du taaral suñu diine du wan nit ñi ne bennoo bi ñuy woote dëgg la te ñun suñu sëriñ si yëpp dañu théoriser bennoo mu ngi fees dell ci mbindum sëñ Touba mu ngi fees dell ci mbindum mag ñëpp kon texte yooyu rek bu ñu dellu woon ci ñoom mën nañ ko régler man defe naa moral la laaj ak bàyyi intérêt bàyyi démonstration de force dellu ci jéem a xool intérêt l'islam ak intérêt bennoo jullit yi ñu sacrifier lenn ci daraja yi sacrifier lenn ci intérêt yi mooy régler problème loolu am na solo Mouhamed Lamine Dramé imaam xam naa ne tomb bi tomb yaatu la waaye li ci mënoon tënk nañ ci lu bëree bëri li ci des mooy di ñaan yàlla rek njiitu réew mi bañ a yem ci kàddoom yooyu waaye mu def ay jéego ndax moom rek moo ko man nag moom rek ko man li mu ci man kenn mënu ko ci li mu ci man kenn mënu ko te bu ko defee dana gis ne effectivement Sénégalais yi pare nañ pour wuyu ko léegi da nga am loo ci bëgg a dolli. waaw li ma ci bëgg a dolli rek mooy importance su affaire bi président man li ma gis mooy mu ngi ñuy dimbali na ko yëg mu ngi ñuy dimbali ci ñaari affaire yoo xam ne ay principe yu fondateur la ci l'islam mooy bennoo bi nga xam ne moom ñu ngi koy gàm-gàm ak wéetal yàlla ak bennoo ñoo ànd ñaari cheikh la dëgg la bennoo bu amul rek c'est que wéetal yàlla bi wérul c'est vrai wéetal yàlla bi bu wéree rek bennoo day am c'est vrai léegi mu ngi jàpp suñu loxo diñu dimbali ci bennoo boobu mun a am yàlla na ko yàlla jàppale ñaareel bi mu ngi ñuy dimbali ci beneen bi mooy shura diisoo muy ba diisoo di beneen mabda bu rëy ci lislaam yonent bi en tant que dirigeant kon moom tey moom en tant que dirigeant na xam ne yàlla dafa wax ak yonent bi ne ko bi ma rahmatin min allahi linta lahu la kunta faddan ghalida al qalbi lan faddu wa'fu anhum wastaghfir lahum wa shawirhum fil amr yàlla dafa sant yonent bi muy diisoo ak capacité yi mu ko may yëpp ak dara bi mu ko may yëpp def ne na nga diisoo ak ñi nga jiite kon mu yëkkatee tey di diisoo ak ñi mu jiite na xam ne kon mu ngi ci yoon bi nga xam ne moom la yonent bi tracé moom la yàlla tracé loolu am na solo moom peuple bi aussi yàlla def leen sant ñu diisoo kon tey bu jàppee suñu loxo ba ñun ñu mën a diisoo suñu diggante ñun ñi nga xam ne ñooy représenté peuple bi dafa nekk lu rëy boo demee ci surtout shura bi nga xam ne moom la yàlla tànn tuddee ko diisoo ci alquran di nga fa fekk walladina stajabu li rabbihim wa aqamu salata wa atu zakat wa amruhum shura baynahum wa mimma razaqnahum yunfiqun def ñu sant ñun nañ diisoo kon président yéeg na mooy seen particularité voilà mooy lu ñuy def dañ ciy diisoo alquran wax bu rëy la wax voilà mooy jullit ñi li leen wutaleeg ñeneen ñi mooy ñoom lu ñuy def seen lépp dañ ciy diisoo kon président bu ci dimbalee tey dañ koy sant loolu am na solo dafa mel ni bi ñuy ubbi waxtaan wi waroon nañoo jaale kilifa gu mag dëgg la gu wàññeeku démb ci réew mi kilifa gu mag la ndax politique gu wala boog histoire politique ci Sénégal
ak notion état. Wallaahi. ci Sénégal bu demee ba àgg fi mu àgg fi kenn mënu caa génne participation mooy rahmatu almarhum Djibo ñu ngi koy jaal julli Sénégal yëpp. di ko jaalee Sénégalais yëpp. di ko ñaanal yàlla njëggal ak yërmande. surtout ñu ngi ñaan borom bi mu jëggal ko te yërëm ko. ñu ngi koy ñaanal njëggal ak yërmande ndax njëggalu yàlla ñun ñëpp ko soxla. wallaahi yërmande yàlla itam ñun ñëpp xañ na ci yàlla ko yàlla loolu lu ñu waroon a tàmbalee. Imaam Ahmed gannaaw bi seen tur laa defee loolu yëpp seen tur laa ko defee. incha allah du ñu jeexal waxtaan wi te waxuñ ci Burma wala ni ngeen koy tuddee ci tubaab. Arakan Birmanie. Birmanie mbir la moo xam ne mbir mu yéeme la nit mënutoon jàpp ne ci ñetteelu junni atu dundu doomu aadama gannaaw juddu yonent yàlla Isa doomu aadama dana àgge ci njaay àll foofu mooy jël nit di moom di ko bundaxatal ba àgg ci moom di ko lakk comme ni ñuy lakke xar yi ci tabaski ak béy yi loolu moo xew léegi ci Birmanie fii ñu jamono yi toog nii di wax ni dara wanewul ne arrêté na te dafa mel ni yëg bi ko julli waroon yëg des na léegi lu jur loolu yëpp. waaw imaam problème boobu de man bu ma ci yëkkati kàddu damay xaw sax yedd sama bopp normalement waruma woon mën a wax ndax mettitu mbir mi te jullit bu nekk war na ko mettitlu sa diine moo la ko sant yàlla moo la ko sant metti na trop comme ni nga ko waxee fu bundu xataal mun a yem ñu ngi koy bundu xataal mbokk jullit yooyu yaakaaruma woon ne doomu aadama fu développement am toll ci àddina léegi des na ci àddina bi ñoo xam dinañ def sauvagerie bu mel noonu tax na ba tey presque 4 junni ci population boobu jullit yooyu transfert nañu frontière ñu ngi dugg ci biir ba Afghanistan Bangladesh ñu dugg ci Bangladesh aussi réew mu pauvre la mënuñu leen accueillir ñu ngi continuer di am ay problème moo tax ñoom sax dañu tëjoon seen frontière. voilà parce que problème la waaye nag loolu boo dellu see si alxuraan di ko xool di ngay xam ne ku xam li yàlla wax ci ñoom da ngay xam ne war nañu mën a def lu mel noonu li yàlla wax lu leer la tajidanna ashadda an-naasi adaawatan lilladina amanu al yahud walladina ashraku booy seet di nga fekk ne ñi gën a bañ jullit ñi mooy yahud ak ceeb bi parce que démb rek ñu ngi tere jullit ñi dugg ci masjid Aqsa te seen projet mooy toj ko te fu ñu bundu xatalee jullit yi àddina bi ñoom kontaan nañ ci buñ ci mën a jàpp dañ ciy jàpp ba ma am ay preuve ne est-ce que jàppuñ ci sax fu mu nekk nii ci lii di xew foofu yahud moom yàlla moo ne moom dafa bañ jullit ba nga xam ne lu nekk néeg na ko def jullit wala dina ashraku ak ñi nga xam ne dañoo bokkaat mooy ceddo yi ay jaamukat def rek ñi ay jaamukatu nag lañu ak jaamukatu yeneen ak yeneen bouddhiste yi li ñu mën a def jullit rek lañ koy def man xaw ma lu tax daal doo dégg mu ñu def ko beneen diine mais lislaam ni ñu ko bañee dafa jéggi dayo kon ñu ngi koy def tey ñii boo moytul mun nañ ko def yeneen jullit bu jullit yi taxaw foofu nag laay ñëwee ci jullit tey bu ay yéefar ñemee taxaw jullit benn sax waxantuma ak mbooloo di leen def li ñu leen def c'est que dañu xam ne jullit yi amuñu force jullit yi dañoo néew doole jullit yi dañoo àndul loolu moo tax ñu def jullit yi bu ñu àndoon nekk ñu war a nekk kenn du ñemee joxoñ benn jullit ci àddina bi rawatina di ko def liñ ko def loolu nag yàlla aussi waxoon nañ ko ñun ñoo bàyyi suñu yoon lépp dinañu dal li ñu dal la kon jot na jullit yi xoolal seen bopp xalij rek réewu xalij rek bu ñu daje woon tey nekk benn lii mën nañ ko saafara waxantuma ak jullit yëpp loolu am na solo Mouhamed Lamine léegi lan moo tax lii mën a xew ci ñetteelu junni at gannaaw yi lan moo tax mu mën a xew waaw xam nga imam man de affaire bi damay wax ne àddina bi at yi yëpp ñu ngi wax naan mënuñu définir lan mooy terrorisme même ñi ko yëkkati sax ba léegi définition amaguñ bu fekkoon da leen jafe léegi lan mooy terrorisme bouddhiste yi définir nañ ko c'est-à-dire que li ñuy wax terrorisme vrai moom la bouddhiste yi di def kon àddina bi bu kenn amati problème pour définir lan mooy terrorisme c'est-à-dire que li doy waar nag ba léegi mooy ba léegi considéré wuñu leen comme ay terroristes dégguloo benn tubaab
wala benn kilifa ci kilifa àddina bi ku ne bouddhiste yi ay terroriste lañu. bon jàpp naa ne àddina bi lii ñuy wax sax dafa am nifaaq gu ci aju. parce que lu dem ba nga xam ne gis nañ ay nit di leen sotti essence di leen taal. di leen dugal ci ay pneu. di leen dugal ci ay pneu di gas kàmb di leen sotti di leen taal il faut ñu naqarlu ko parce que jaawazul hadd mais garaawul parce que affaire bi yàgg na depuis 1948 ba Birmanie amee indépendance ba léegi Rohingya yi lii la ñuy dund. mais nag gars yi dañoo ëppal léegi xam nga tegaloon nañ leen ay loi yoo xam ne par force da jullit bu jigéen bi day sëy ak bouddhiste. te seen diine da leen ko tere. amoon nañ loi yoo xam ne dañ leen di tere ñu sëqal seen i sikkim am nañ loi yoo xam ne da leen di imposer par force ñu lekk ci mbaam xuux yi am nañ loi yoo xam ne da leen di imposer bésu tabaski amuñu droit rendi loolu affaire bi processus la boo jàngee seen histoire da ngay xam ne léegi ñii dañoo yegg ci benn niveau boo xam ne dafa jéggi dayoo waaye Rohingya yi dañoo jàngalaat jullit yi parce que jullit yëpp tey jàngalal nañ leen jullit nan lay saxee ci ay principe am imam est-ce que coow li muy dégg nga benn Rohingya boo xam ne bàyyi na diineem wala bu ne wédd naa yontu yàlla Muhammad dañ leen di taal ñuy wax laa ilaha illallah ba dee loolu mawqif imaan yi boobu ñu fàttaliwaat àddina moom laay wax ne ashaabul uxduud bi ñu ko alxuraan di nettali man fooguma woon ne dinaa dund ba gis ko. c'est ça. waaye ñoom wan nañ ñu ko tey gi ashaabul uxduud moo nekkaat Rohingya moo nekk Birmanie léegi nag lii la ñu yonent yàlla Muhammad waxoon lii la ñu alxuraan waxoon nattu yi dina am. dégg nga tey tamit yàlla moom wallaahi moom moo xam nit. nee na julli di na ngeen pare ñii bugguñu leen julli di ne ñoom yàlla da ngaa comprendre rek mais ñii bëgg nañ ñu léegi bés bu yàlla sàkk yàlla di ñu jox ay firnde kan moo mën a wax ne tey bouddhiste yi lii ñuy def ëllëg du jàll parce que lii feu vert la dañ leen jox feu vert c'est-à-dire que nit ku nekk am nga droit def lu la neex julli dara du la ci fekk surtout actuellement jullit yi nga xam ne dañuy askanoo ci ahlu sunnati wal jamaa nga xam ne amuñu état bu leen aar loolu aspect boobu aussi bu jar a bàyyi xel la parce que lu bon mën nga wax ne chia yi parti ci jullit yi lañ mais am nañ kilifa am nañ état Iran mu ngi leen di aar mu ngi leen di jàppale mu ngi leen di dimbale gis nga sax ñoom bi coow li ëppee jégee dayo wax nañ ne nañ arrêté affaire bi mbaa ñu dugg ci dinañ fa yebal ay soldats nit ñi commencé def réaction mais amuñu état bu dëgër boo xam ne ci ahlu sunnati wal jamaa taxaw na jël en charge problème mu musulman yi lu dul yenn mawaqif yi nga xam ne Turquie mu ngi koy jël tey donc problème bi tey problème bu garaaw a garaaw la te keroog ñu ngi wax maa ngi dégg fii Sénégal ñu ne nañ dajale aide dimbale leen nee naa leen ñii benn prince bu xaajoon genn kër yam am Europe rek mën na dundal ñii problème bi du problème mu xaalis problème bi wala équipe yi mu jënd waaw problème bi problème mu taxawaay la problème mu position la mais imam julli di partout ci àddina bi lii la ñuy dund c'est que ñii dañoo ëppal kaso yaa ngi fees dégg nga ñu ngi leen di tuumaal ñu ngi leen di torturer di leen rey di leen pikiir ñuy dee ci kaso bi di leen xañ seeni garab ñuy dee ci kaso bi te kenn coowul c'est ça amuñu droit jiite amuñu droit bokk bu ñu demee élection gagné ñu foqar ci ko lii dafa ëpp c'est-à-dire àddina bi nag population yi ñoo dem ba àttanatuñ lii ñu commencé di condamner mais jàpp loolu mooy problème loolu laa bëgg a laaj Imam Ahmad jullit est-ce que nekk jullit du problème léegi lu tax jullit di déranger puisque li Ahmad Lamine wax dëgg la du problème bi du problème mu waa Birmanie yi rey ay jullit mais àddina bi dañoo nangu loolu lu tax fu ñuy toroxalee jullit yi nit ñi jàpp ne seetaan ñu def ko te pourtant lu gën a néew lii suñ ko defoon benn yëwut ci àdduna bi wala beneen nationalité mais benn minorité bu dul minorité jullit fu ñu ko laaloon d'abord affaire bi am na ay jamono yàgg kenn yëgu ko parce que yenn médias yi doo ko doon gën kenn nangu ko relaté léegi lu tax jullit yelloo ñu koy toroxal mais mu yelloo bu ñu koy toroxal ñëpp seetaan lu tax loolu. waaw oustaz loolu day man yaakaar naa lenn lii ci nature islam la c'est-à-dire que ñoom aadaaw diin ñi nga xam ne dañoo bañ lislaam bokk na ci seen force mooy dañu jàng lislaam
xam ko xam li mu représenté xam ne bu taxawee ni ko yàlla bëggee ni ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bëggee liñ taxawal mënu fi taxaw donc kii civilisation la tadaafu alxadaraat la loolu daf leen convaincre kon solution bi ñu ci am mooy bu mu taxaw fu mu jéem a yëkkati bopp nañ ko dóor nañ leen bundu xataal ba duñ tal taxawal li nga xam ne moom la leen yàlla indil yonent bi indi leen ko loolu benn stratégie la bu leer kon man li ma jàpp mooy effectivement loolu rek moom moo nekk base bi leneen lii c'est historique fi lislaam jaar ba yegg si fi nga xam ne fa la yegg si wàllu ñoom mun nañ ko tuddee domination dem jógee Arabie Saoudite Makka dem ba Europe dem ba Pocci ci seen i maam ñoom ñu gis ne loolu xeetu colonisation la alors que yàlla xam ne du xeetu colonisation civilisation la dañ leen delloo ci barbarie bi ñu nekkoon dañ leen fa jëlee indi leen ci xam-xam foofu la leen xam-xam ubbeekoo foofu lañ nekkee nit mais loolu dañ ko weddi donc yooyu boo ko boolee nature l'islam bi nga xam ne civilisation la boo xam ne lumière la boo xam ne bu ñëwee ñoom seen lënd bi day dem kon nañ taxaw ba lumière bi du feeñ lii yëpp li ngay gis yëpp loolu rek la en réalité. waaw Mahamad même question bi lu tax jullit yelloo ñu koy toroxal lu tax jullit yelloo bu ñu koy toroxal ñëpp seetaan lu tax loolu. waaw àddina bi moo toll foofu. xam nga imam bokk na ci li ñu wax ñoom biir ma kii bouddhiste yi ne nañ faagaagal jullit yi parce que dañ ne dañuy joxe exemple ñaari réew. Malaisie ak Indonésie. ne nañ dëkki bouddhiste la woon. léegi jullit yi ñoom ñoo ñëw tuubloo leen ba réew yooyu ñàkk nañ ko. léegi bu ñu gaawul exterminer leen nañu fa ñële mujj foofu la ñuy mujj. loolu nekk beneen taxaw seetlu. imam Dame xoolal jullit yi ni ñu tàqalikoo xoolal ni ñu ñàkkee ku leen aar mais xoolal efficacité bi l'islam am ci convaincre keneen amul ngànnaay tey mais mooy diine bi gën a gaaw pour ni muy tasee ci àddina bi d'ailleurs gis nga loolu tas bi muy tas ak argument yi mu yor ni mu efficace moo tax ñu jëlaat beneen façon xeex mooy bépp imam bu ñu gis ne tu es éloquent am nga argument mën nga convaincre dafa bokk seen programme nañ gaaw tëj sa gémmiñ mooy dañ lay diaboliser accuser le terrorisme yàq sa der seetlu nga ko te actuellement dem nañ ci yenn réew yi dañuy topp individu yi di leen jël di leen rey bu ñu la mënul rey ñu jël la sànni la ci kaso bi l'islam moo garaaw tey ni muy tasaaroo ci àddina bi dafa jaaxal ñëpp li ko manqué rek mooy état boo xamante ni da koo aar da koy aar di ko jëlal ay question ci àddina bi mais alhamdulilah rabbil alamin jàpp naa ne conscience bi am actuellement ci alamul islami bi nit ñi niñ jógandoowee ñoom ñëpp tey di wax ne affaire bi na dakk ci réewu jullit yi taxaw kële Erdogan ne bu affaire bi arrêté wul mu yónnee fa ay soldats Iran ne bu affaire bi arrêté wul mu yónnee fa ay soldats population musulman yi di wax ne nañ leen ubbil frontières yi ñu dem jihaat yi li gars yi di bañ. loolu mooy terrorisme. waaw c'est-à-dire que lan mooy terrorisme. mooy ñu ubbi frontières yi jullit yi dem jàppale seen. mais léegi danañ ko arrêté nag par force parce que bu ñu ko arrêté wul par force dinañ jihaati parce que mënuñu continuer di lakk jullit ñi nit ñi di seetaan tey fi ñu toll nii population sénégalaise bi actuellement bu ñu amoon possibilité jeunes yu bëri dañuy dem jihaati parce que lii boo seetaanee. mooy terrorisme yaa ngi wax lu garaaw. waaw mais imam xoolal France ci boppam. manifestation bi tubaab bi nee nañu lii terrorisme la. seetaanuloo France tubaab bi. ne bouddhiste yi ay terroristes la ñoom nañ leen ubbil frontières yi ñu dem. te bokkuñu ak julli di diine parce que seen nité rek moo tax ñuy kaas affaire bi. ndegam ab tubaab keneen ku bokk la yu dina ay chrétiens yi ñooy wax nañ leen ubbil frontières yi ñu dem jàppale ji leen kon seen mbokki julli di waxaale wuñu leen. tey fi ñu toll ñun gis nga actuellement réseaux sociaux yëpp population bi ñu ngi woote manifestation tey place de l'Obélisque gouvernement bi keroog seen conseil des ministres dañ koo daan état du Sénégal daf ko condamné daan ko population sénégalaise bi tey dina wàcc ci mbedd yi àddina bi yëpp gis leen ñu xam ne li ñuy def seen mbokki jullit yi teg nañ ci seen bët ànduñu ci lépp lu ñu mën am ci moyen ci pour jàppale leen suñu kéemtalaay kàttan danañ ko def danañ wàcc ci mbedd yi Obélisque tey Tëngéej banlieue beeg foofu noonu yëpp dinañ fa dajee Tëngéej tey def manifestation wan àddina bi ne ñii ñooy terroristes yi
loolu am na solo. c'est ça loolu am na solo Mouhamed Lamine. ma profité ji di wax ne Imam Massamba Diop yónnee na ma ci suba benn SMS di wax ne effectivement woote bi ñu woote woon fii ci grande mosquée tey ci ngoon danañ ko amal. donc ñu ngi ñaax julli yëpp. loolu mooy li gën a néew. ci la ab jullit war def waaw ñoom ñëpp dañ dem teew fa wan jullit yi ne wan adduna bi ne du ñu nangu ñu toog fii Sénégal di añaka naan ataaya ñuy lakk suñu moromu jullit yi comme ay xaru tabaski fële ca Birmanie imam léegi looy ñaax jullit yi ñu taxaw ko ci mbir mi. waaw jullit yi da yaakaar naa li ñu war a def mooy lii ci la bokk mooy seen bokk jullit yi xam li xew. donc conscientiser jullit yi ci li nga xam ne moom moo xew foofu mais surtout conscientiser jullit yi ci li ko waral surtout li ko waral mu jëm ci jullit ñi jullit yi seen yàccaaral jullit yi seen ñàkk am doole te ñoom ñoo sabablu ñoom ñoo sababluwul pour doole gi am doole googu bu amoon kenn du leen yeb jullit dañ leen yeb boobu nañ fexee organiser wu pour yeb ba deñ loolu je crois que loolu rek moom mooy solution bi man dafa mel ni foofu am na léegi ay rebelle ñoom ay rebelle lañ leen di tuddee. mais am na ay ñu commencé organiser wu. pour xeex ak ñoom. am na déjà ñooñu am na déjà mais ñooñu ku leen ku bëgg a dem xeexi ci ñooñu ngay dem da ngay dem renforcer ñooñu la ñu wax. mais loolu laa leen di àddina bi tëddee parce que affaire itam foog jeu bi leer. foog concept yi ñu ko fii ne loolu ngeen wax ni yéen a ko rafetlu mais loolu la àddina bi tuddee terrorisme. mais loolu moo dimbale sa mbokk jullit buy rey nga dem jàppale ko loolu mooy terrorisme. nañ ko tuddee lu leen neex. mais loolu la ñu lislaam sant gis nga. fi mu nekk nii normalement. bu fekkee ne lislaam ni ñu appliqué leen texte yi. réew yi nga xam ne ñoo frontière ak réew ma. ñoom la yàlla wax nañ dem. waaw dëgg la nañ dem xeexi. bu fekkee ne ëpp na leen doole yeneen réew ñëw. loolu mun naa la ba yegg Sénégal. loolu la lislaam prévoir. gaa yaa ngi dem de. imam li may tàggoo rek mooy manifestation boobu imam Massamba yëkkati def ko si turu jullit ñëpp. tey place de l'Obélisque góor ak jigéen mag ak ndaw na nga fa génn naqarlu la ak ñaan. Tëngéej tamit incha allah li wër banlieue bi Kër Massar dëkk yooyu noonu yëpp njaxiraat bu kenn des nañu dajee fële Rufisque incha allah daal di def suñu naqar ñaan yàlla nag tey li ëpp solo aussi du dajale manifester mais ñaan ci bésu ajjuma bi yàlla teggi coono yi parce que ngànnaay bi ñu am dëgg-dëgg tam kenn mënuñu koo xañ mooy ñaan te bu ñu ñaanee incha allah yàlla dina leen xettali. grande mosquée la ñuy déparé. grande mosquée la ñuy déparé grande mosquée. waaw dem Obélisque. bisimilah imaam mën nga tàggu na mbokk yi léegi. waaw alhamdulilah rabbil alamin li ma commencé woon laay tàggoo rek benn bi mooy di gërëm président de la république ci li nga xam ne moom la déclaration bi mu def ñaareel bi mooy di mettitlu li nga xam ne moom moo am fële ci Burma di ñaan jullit yëpp ku nekk na nga yëg ne sa mbokk bi nga xam ne moom nga bokkal ndey ak baay ñu moom la ñuy def li ñu leen di def lu mu gàtt gàtt bokk ci julli yi nañ leen defal ay ñaan mais loo ci mën a def leneen aussi ci wàllu xamal ko nit ñi loolu aussi ju am solo la imam jeexale di la sant yaag Mouhamed Lamine di leen gërëm ci turu Sénégal yëpp ci turu jullit ñëpp parce que daara ji daara la joo xam ne li mu def ci Sénégal yàlla rek moo ko xam yàlla na leen yàlla fay yàlla na leen yàlla taxaw asalaamaaleykum wa rahmatulah imam Ahmed Dia al amirul muminin imam Ahmed Dia wax dëgg yàlla defe naa mbokk yi doon topp émission bi du ñu ma mere ci li ma la fi indi. imam amirul muminin rëy tuuti. ah non Sénégal amul ay moom al boobu ban kon amirul muminin na bokk. ma ne amirul muminin rek bu doon taarix. amul al. kon su ko defee ci turu julli yëpp ñu lay ñaanal yàlla may la wér. may la wér yàlla na la yàlla may wér dolli la wér sax dolli la jàmm ak xéwal nga continuer di jëriñ julli ji ci sa xam-xam ak sa pédagogie wax dëgg yàlla kër gi sa kër la daara ji ñoo ko bokk incha allah su ko defee sama rakk ngi nii toog di ma xaar al imam xam naa rakk imam Habib ñu ngi koy dalal incha allah su ko defee émission bi yéen ñi ko doon topp jotaay bi ngeen toogoon di ko topp yàlla bu mu neen lu ngeen fi dégg te muy yiw yàlla na leen yàlla xiir ci mën koo jëfe su ko defee njuumte yi ñu ñaan yàlla mu jéggal ñu ko doomu aadama juum da ko yomb rawatina doomu aadama yu mel ni ñun waaye yonti moo wax ne kullub na aadama xata wa xayrul xataain at tawaaboon yàlla nañ yàlla jéggal ci njuumte yi su ko defee maa ngi leen jox daje ajjuma ji di ñëw waaye bu leen fàttee ñaanal kër gi ak xale yi nekk ci kër gi di liggéey bu rafet bi yàlla dafa leen tawfiq te dafa leen réussite seen projet su ko defee ku émission bi rek ci mën nga ko dabu dimanche ci 7 ci suba ba booba asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu waaleykum salaam يعلم كل ما خفي فاجتنب الإثم الجلي والخفي
فكان ذا النظم على بحر الرجز ملتمسا فيه سدادا من عوز لعل فيه للنبي تبصره والله نسأل الهدى والمغفرة والعون والتوفيق والإخلاص والتوبة النصوح والخلاص.